badi male rohye tuture comme ndata ka ko min kala dron e ko sole kol min yalon ke kato lokun kono ko be samale nan ala do step to na be jaba ke sawtale fay sene a set don di usual len dron ninna molu fanti be sansela be nice be findindi la len sorti dron but janni mbadu no fan kono ngala na po fale bi nga min sotale tablo ko mi yalon ko ninna mol ba discuss la len follow kelamenti dron government ya press release bondile about court wala ruling min ke with regards to na former auditor general same flanjoni fana obe kela gala fana na court case with the state o fana keta la finalized na same mbo fana ko natila na nga kacha supreme court fana dismissal wakela about KMSN Sane and Lamin J Dabo ya complaint min kamana challenges against the amnesty government bi yami provide ya fonko fana ke wala court case fana yo dismiss le mbo fana natila na ngo fana kacha UDP fana ni PPP ya endorsement alliance kele kunu ofana mbo natila lenan then finally press release from the minister of basic education ofana ye press release bondile mbo fana natila lenan ngo kacha so jani mbaduna ko fon kono proper ka fa viwa sole doronko aliya try kon follow Facebook TikTok and YouTube anin fana sponsor la fana bol fana commande dorom yanana nga ka fanyo gam ngam bulol la nyoko ngadu ko ke nyoka so pour ka call dorom aliya try na numbal maskrino bala al your call say ngan ladies and gentlemen of bla yemol contandara Zainab abaraka baake touré man ni mori ren kala karanta man kara jerejef assalamu alaykum rewi gambe mala sen hali sen sofa Zeyna fi ci Eco TV International People's Choice neena len Eco Show nekk na programme boo xamante ni moo eesa ñu daaju ko tegal leen ko ci taaw lépp lam te moo xew biir Gambia rek deneen make sure ñëw ñu toog waxtaana ko yéen kon bokki seetaankat comme ni ko raxiw xee rek lu leen amal tey nekk na lu spécial so kon toppale ñu ci biir ci waxtaani tey bi ma delloo ko waatu roxi kaddu thank you very much jot naa la jëndal minti suñu wàcce Eliman jëndal minti moom ma wax li ma bëgg a dégg de ku ne Touré man ni Mori daal nga jëndal ko minti waa kay man woy laa la si génneel ñu am mbégte rox yi ak kontaante bokkaat ak yéen plateau bi comme ni ñu koy tàmm di defee sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo ñu mayaat fekkee ba ñu toogaat fii tey fas yéene bégalaat askan wi si émission bi ñu gën a taamu di Eco Show fii seen télévision Eco TV mu ngi noonu xanaa rek dañuy nuyoo rek bàyyiwaat Xadi mu nuyoo su ko defee ñu yaatal comme ni ñu leen ko tàmm di defalee waaye nag am na loo xamante ne waxu leen gis ngeen élément lu mu sañ sa tey waaw tege mu ngi Ismaïl élément daa first class waaw xam nga keroog damaa def benn kii bu simple benn jàllaabe boobu sama yaay ma ko indiloon Màkka bii moo ma ko indil Màkka moo tax ma def nii léegi nag dama ko bëggoon a wengalee sa boor waaye Xadi nee na boor bi a baax moo tax bàyyee ko boor bi baax li yëpp bëgg askan wi bëgg rek incha allah thank you Kadi man nee naa yow Eliman loo def rek baax na looy waaj a def sax baax na noo ko def baax na bu la neexee teg ko ci digga bi amul benn problème kam ñaafano ñaamen doro viewsul mbal bi contrôle to limanal contrôle am ka na co-hostol bi kam to turani contrôle comme yaafo ñaamen that program that weekly program me along call Natalie every Mondays and Fridays nalka discuss on things that happen during the week and the weekend. And of course, joining me today with my host, you will get a lot of things that happens during this week. So now I'm going to Right, badin jubir lalu. Mol kaina ladies and gentlemen or ya fanya mendoro special program wala Eco Show always unique like interesting kono so mbadu na pol fan kono proper follow mba dati la damit do wala government la press release semba ari press ni fon release la le saje mobe ya better understanding so je janim intol ba chipin laje c'est a felenting the government of the Gambia has received with respect the judgment of the Supreme Court delivered on 7th of July 2026 in Modus Cisse versus Attorney General and others. The government acknowledges the judgment of the Supreme Court, the highest court of the land, and reaffirms its unwavering commitment to the rule of law, the separation of powers, and the independence of the judiciary. These are principles upon which the democratic foundations of our republic rest, and this government has consistently upheld them. The government will study the judgment carefully and take all appropriate steps in response to the orders of the court in accordance with the law. This government remains firmly committed to strengthening the institutions of the state,
deepening democratic governance and ensuring that all arms of government operate within the framework of the Constitution for the benefit of the Gambian people, issued by the Office of the Attorney General and the Minister of Justice, 9th July 2026. Madingol, Eliman, Zainab Kadi, Kumal Beya Monyameng, and in the viewers of the press release, the Bianco government ya bondi, since court yela ruling ke, with regards to former auditor general Minkete Modu Siseti, a la case ni komi ya bondal office to unlawfully so, court nata ruling ke ko, place on to ita murin la noje but then saying, iba Minkel dono, iba te joli ba compensate lale, iba jolale, for janning a la return coming on a normal circumstance, and yet retire time o mina, iba jolal for time o so, government fana yele step tajel komi judgment oni ya jele ndum fana iba trial le all necessary steps itol ba tala judgment oni jibe dal ba evaluate lale yela kurun kanyandingol ke then ngana jibe next what will happen next since ya fale so I think if an normal proceedings ibol kika underground le within the outcome benga si ngo but dora inshallah nga jibe kolbe kala nyame so if anyone has anything iba min kafundi la je janning mitala onto the next topic. Kadi? This issue is something that I don't like to talk about because personally I don't understand it. We try to talk about democracy, rule of law, we cannot forget about accountability. Accountability is a problem for me because ruling the ruling confirms that it is unconstitutional. But still the same ruling is telling you that they cannot reinstate him back to his positions. So what come ya tandi ko ka nyimambu bar sa iman tamburon dina place because of reasons min dimulla that the auditor general and the president are not in good terms. That is not enough reason pro kafoko ita nyimburon dina office because ila tara good terms wamang banko na fa fenna comme yet ñul manke mudi min yalon ko ñente kala best of friends lati. Rohi, we need to understand that the reason why we have Auditor General's office is to make sure check and balance is something that is being checked. Government tamit mu am ko xamantene day sentu ci liggéey lu ñoy dox xam ñu ñaan ñuy xew ci government bi génné ci lool moy Auditor General office am liggéeyam xam what is going wrong and make sure the public knows suñ xaalis fan la dem ak lepp lo xamantene government neena la koy def naka la ko nekk def ak ndax mi ngi and ak yoon lool moy liggéeyam. Léegi su fekkente dañ dem ñu tollu be fo xamantene auditeur bi loolu la nekk mi ngay def liggéeyam comme nu mu waree mu dem ci ay positions muy aagay yeneen béréb pour def fa investigation ñu génnee ko ci office am nga pare mu yóbbu la koot luwaa tamit luwaa bi wan na la ne kii loo ko def jaarut ak luwaa moom moo am ndam sa kaw léegi foog naa lu gën a rafet ak lu luwaa bi mun a àndal mooy mu delloo place am waaye nga naan ñu duñ ko mun a delloo place am affaire si fu mu mujjee métti mooy ne they are going to pay him mooy ne dañ koy fay moom itamit duñ ko delloo place am keneen mi ngi si place am waaye moom dañ koy fay ba balaa retirement am bi di jot te ku nekk si place am tam dañ koy fay kan moo nekk di fay loolu ñun baadoo lay suñ xaalis suñ tax monies that is the issue léegi dafa nekk benn position ñaari fay ñaari nit at the same time kenn nit moo nekk di liggéey li tax ñu def loolu mooy dafa strict si liggéey waaw loolu dégg comme fii dégg métti ne wax am nga comme auditor général pour nga soo ko defee si position bi pour nga génnee ko foofu noonu si retirement am bi jotute wala moom resign si boppam da nga am reasons ida dafa commit loo xam ne jaarut ak yoon moom si boppam waaw moom si boppam dafa jaarut ak yoon waaw léegi mun nga koo génnee foofu noonu waaw comme ko deful loolu noonu soo ko génnee foofu rek jaarut ak benn yoon soo léegi moom amuñ benn record si moom lu ñoo wax ne comme exemple evidence or proof amuñ ko against him and the next thing is if he has mental issues and all they cannot prove that he has anything mental comme like loo xam ne mun nga ko use against him pour nga mun koo génne si position of auditor general amul foofu noonu so moom it is unlawful ñu génne ko foofu noonu forcefully so court mu ñoo def this ruling it is very strange it is very and to other people it is no surprise because they know the outcome anyway the outcome will be in favor of the government so loolu mu nekk te waaye léegi the worst part is us the civilians ñooy pay price boobu noonu we are the ones going to pay for the price so the government step ñu nekk di ba ñu ngi koo jël ñu ngi consider foog naa dinañ ñëw ak better solution then they should because honestly we cannot this country mënu ñooy toog ñuy xool 4 million compensation
$4 million si compensation nekkut di come from the president's pocket nekkut the president bi moo ko nekk di jox nekkut IGP mi nga xamante ne moom moo instruct police yi ñu dem téye ko nekkut ñoom ñoo ko nekk di jox it is coming from our coffers that means that mi ngay jógee si state xaalis bi ñun yëpp ñoo ko bokk and there are people that are struggling yi mairie si marché yi di fay seen tax léegi xaalis boobu noonu yow sa problème waroo jël loolu di ko fajee ñun suñ xaalis comme nañ waxante dëgg if government du fekkee ne gars yi génne nañ press release bii nii they are doing their grassroots talks and they are doing stuff let them come out with something that is standard that we can accept lu ñu mën a nangu comme bu ñu disrespect on court rulings just to favor one party lii soo ko seetloo dafa mel ni lu garaaw li ëpp na lu garaaw war a wax sax bu ñu ko si waxee damay ragal ñu jël si moo tax man du ma si comment ñu bàyyi mu dem ay nit lañ dañoo yor xel di xalaat di gis te dafa am loo xam ne mënul nekk non lii kenn du ko jiital di ko fakkatal nit su fekkee dafa mun da nga ko jox Ilima lii warul doo leen si mën a noppi de foog ngeen wax si dara parce que at the end of the day ñun ñëpp fii nii ay citizens la we are all Gambians so façon yi suñu jógee suñu ne man du ma si mën a parce que su ma waxee maybe dina ma ñëw téye fii nii ay yoon loolu du ñu mën a yóbbu soo ko seetee kenn ku si nekk with your own mind exactly war nga xam exactly ne yëfi njuuj njaaj la because nit ki du nekk si place di liggéey di toppal liggéeyam comme ni mu waatee woon si yàlla di ko def nga ñëw génne ko fi si for no reason ba yow tey jii mu am digga sa kaw nga war ko deewlaat place ba mu liggéey of the benefit of this country so loolu yëpp teewul nga génnee ko fa teg fa keneen bugguloo ko joxaat place bi ëlbatiku di ko fay indi suñu ñaari salaire xam nga soo ko seetee dafa am lu nekk si biir loo xam ne kenn mënu ko wax so das min léegi am na lu ñuul si soow mi waaw am na lu ñuul si soow mi so we need to know what happened you know waaw so foog ma laaka English to talk English because su ma meree foog ma laaka English non yaa ngi baal léegi yaa ngi baal Zeynab man nag dama comment si lu bëri waaye man si suma own opinion foog naa ne tax boo xamante ne ñun suñ maire yaa koo fay ñoo xamante ne ñoo nekk si marché bi tax bu ñoo fay nga bugg a koo fay ñun sax suñ boppa waaye exactly ñun sax dañoo fay tax ñun even moo dañoo fay tax fa naa exactly so léegi si benn time bi nga bëgg a fay ñaari ne salarié man suma own opinion ni ko xamante ne defu la dara bu dee am na lu ñuul si soo bi loo xamante ne yaa ngi ko ameel mënuloo ko woon amuloo dara loo ko bëgg a def nga bëgg a koo génnee place am léegi lu ñoo def mooy man suma opinion te nga try ñu génnee kenn ku fa nekkoon ñu try bàyyi ko foofu mu maintain mu continuer liggéeyam because mun loo wax nit ki ne danga doo ñëw toog sa place fi nga nekka nga génn fa ba ma laa fayaale loolu mënut a possible loolu sa xale boo ko eeyee nga naa ko ne diw defal nii ma def loolu du ko nangoo def wax bu leer nga ko wax mu door koo def soo lu ñoo def mooy dañ faa génnee kale ñu delloo ko fu fa nekkoon loolu rek mooy solution definitely because mun loo fay nit ki at the same time nga bëgg a fay ñaari nit because ruling bi su waxee ne kii nuñ ko génnee dafa rong keneen ki nuñ ko appointé dafa rong exactly bu fa nekk kon nuñ ko appointé dafa rong soo fàttali ko mos nañu am fii benn echo show boo xam ne mos nañu am di same topic waaw xam naa IEC la woon xaw ma ban kii la woon di same thing I don't remember the ruling nag non xam nga li non case bi la woon dafa yàgga léegi am sometimes last case year bi yàggul buñ ko def mooy doog a jeex exactly waaw so lii non so li man may la moom am na lu ñuul si soo bi loo xamante ne waruñ ko fekkee am na lu ñuul si soo bi ñu jéem a weexal soo bi ñun ñu mun a understand non yaay booy bul wax ne bu fekkee am na luy ñuul si soo mi loolu mooy dëggal ba pare kii dafa nekk nit koo xam ne dafa respect liggéeyam mu ngi def liggéeyam comme ni mu war dañ ko bàyyi mu liggéey kii non let's move all right so let's move on to the other topic mu nekk Gala tamit seen court case bi boo tamit there are statements here boo tamit nañ ko display marit foofu noonu ñu am foofu noonu better understanding the Kanifing Magistrates Court has acquitted and discharged Gala leaders Aliuba, Omar Saibo Kamara and Kemo Fati after upholding a no-case submission by their lawyers. The court ruled that the prosecution failed to prove the charges of unlawful assembly and common nuisance and criticized the state for relying on a different law than the one under which the charges were filed. The state says it will appeal, but the court rejected its request to keep the acquitted Gala leaders on bail, ruling there was no legal basis to do so. Okay. xam nga téewoon nañ fii ay Gala members dañoo def court cases yii nii so si lan la comme dañ génn a protest yi nii so ñu ne it was unlawful ñu génn a dem protest so ñu dañ dem ak state into court back and forth so finally affaire bi daal jeex na léegi so court case bi
ñi win nañ ko ay gala members yeah win nañ court case against the state so state bi dañ bëggoon a appeal waat waa court daf ko reject parce que amuñ benn evidence amuñ benn proof amuñ benn legal basis foo xam ne dinañ ko mun a taxawal ñu ne léegi ñii dañ cause nuisance dañ def cause a traffic at a stop ay yooyu noonu comme loo xam ne di nga mun a téye gars yi nga ne fii yee this is the law that they break amut so court reject na gars yi seen lifin bi seen appeal bi ñii de finally win nañ case so man fii lu nekk suma pi bi fii this is a shame upon our state this is a shame a big shame ñaata court cases la government am fii nii right now yoo xam ne comme dañ ko lose so this is not a good sign ci leen war a xoolaat seen toogaay defaraat seen toogaay this is not a good sign foofu laa mën a am nag waaw because man lu ma xam si gala mooy waaw non loolooy dégg because xam nga léegi lu ma xam si gala because gala every time suñoo génn pour protest suñoo def mooy dañoo jël permit ñu jox leen permit ñu génn dem protest te gala lu ñoo protest luy xew si dëkkam seen protest yi duñ dee am permit waaye den comme si suñ constitution bi mun ngaa génn dem protest waaye xam nga bu dee comme nga génn protest ni nga amee ay comme microphones yu mag yooyu noonu comme ay loud speakers yooyu noonu yoo xam ne dina cause ay nuisance boobu foog nga ñu ut permit waaye aside from yooyu bu dee yooyu nekkuñ fa comme dang ay van cards yi rek ngay téye ay yooyu noonu nit ñi di chant with their mouth di move peacefully boobu you don't need any permit so ñoom si legal basis yooyu leen dee taxaw waaye at the end of the day dañ dee gis opposite bi moo dee happen ba ñëw ñuy sànni tear gas ndeysaan am na benn time boo xam ne suma ci gaal bi dañ ko yóbbu lopitaan billahi wallahi tallahi so it is undone waa technical department buñ amoon photo boobu ba may ma ko waaw foofu court magistrate court bi ñu magistrate court bi foofu noonu def na foofu noonu justice ñu jox guys seen flowers and congratulations to gala members for finally winning their court case and justice has been served so foofu moom kay foofu la solo yaay booy bugguma laa këf sax xam nga réew buy dox mu am ay case yu fi am te always mu bari si case yoo xam ne dañuy gañ a government boobu war na xoolaat boppam waaw war réew mi toll na foo xam ne war nañ ci xoolaat suñu bopp bu baax si lu bari nag si lu bari te at bi waxoon naa ko keroog suñu émission bi passé at bi dafa métti lool si government bi waaw so nañu xoolaat seen bopp yàlla dimbali leen amiin yàlla defal leen jàmm defal ñu ko allahumma xam nga yi fi xew dafa doy waar boo xam ne mën naa ñàkk suñu réew mu ndaw mi nga xam ne xam nga xaju fi waaw te ñoom ñii seen last programme yaakaar naa ñëwuñu woon pour procès sax dañ doon def seen anniversaire si ni ma ko déggee so nekkutoon loo xam ne something big loo xam ne bu jaroon yooyu noonu yëpp ba tey ji ñuy am dëgg seen kër daal jot na daal ñu xoolaat seen bopp Karim ne dama ne soto ji rek well ndakuoñe personally I think this case has been won since lu mel na Mod Ceesay la judgment was given because reason bu tax gaay arrest gaay bu gaay génnee Mod Ceesay mooy waaj buñ génnee si office am bi buñ ko génnee si office am ñoom ñu dem foofu noonu pour wan na ni ngeen di def jaarut ak yoon foofu lañ leen arrêté so xam nga loolu arrest leen foofu noonu di wax ne dañ leen arrest based on jëluñ permit fekk ñooñu demuñ sax protest dañ dem rek to show solidarité pour wax ak media bi wala ne lii moo fi xew te lii warut nii ak nii ak nii ñun lii mooy suñu stand so loolu dara la li nga xamante ne ñoomi seen boppa xam nañ ne government bi amul case te government bi si boppam man foog naa ne xam na ne amuñ case waaye nag comme lu ma daan wax gars yi rek last time ma waxtaan ak kenn si gars yi ma ne ko ne mu ne foog naa dañ dee foog ne suñ ñu arrêté loolu mooy tax ñu ragal ñu noppi waaye nañ seetaat beneen bit parce que ñun duñ ragal bi dis arrest xale yi dem nañ ci eppoon gars dañ miin arrest bi te gars dañ xam ne suñ leen arrêté ñu leen si kaw luwa te ñoom dañ leen di yóbbu court te bu boobaa ñoom dañ dee win seen court si so government ko comme lu ko Zeynab waxee ñu seetaat seen toogaay it's so unnecessary si time bu mu nekk yow ak sa citizen si di every time di jokkoo si di waxante lu nekk ñuy am dëgg sa kaw gàcce la su ñun mi as Gambians gàcce la si government bi and any other person IGP bi ak every other person ñu ko dee def so IGP bi balaa muy jox command to arrest someone ma make up on basic bi nga xamante du si rus at the end of the day bu court ruling bi ñëw foog naa loolu moo gën a am solo and te tamit lu nekk foofu noonu gars yi galasi nekkuñ ne like ñoo xam ne gars yi they don't know their rights or xamuñ law bi xamuñ loi bi ñoom foofu noonu képp ku nekk si seen membre foofu noonu
xam nañ lu wabi to their fingertip te xam nañ their rights so ñoom suñ génne rek pour def dara yow balaa ngaa dem arrest ga yow war ngaa xam ne kii xam na lu mu nekk def so su ma ko arresté even if ñu dem si court bi it will be very difficult pour ma win court case against him xanaa de court bi mu koof su koofutee mu jaar ak yoon these people know their right loolu moo tax ba léegi ñu ngi taxaw yi moo fu la singo la so réew bu am démocratie wax ko du boye déedéet balaa muy dem lu wax moo fu la singo ne ko moo ko si olof pour nga xam parce que xam naa ne luy moo fu la singo maa ngi mooy ñaari réew tànk bu am démocratie nañuy joxe pamel yi gars yi di dem di démonstrer réew bu amee démocratie tey dox te njiit moo fa nekk ñeme li muy def gëm ko duñ ragal si government am di joxe pamel ñuy kii parce que mooy loolu nit ñi bàyyi leen ñu génn wax leen naqari Okay, so but move on to the third topic. Supreme Court dismisses plaintiffs' challenge against presidential amnesty provision. So, statement in Felanting, Bari la viewers only. The Supreme Court of the Gambia has dismissed the constitutional challenge brought by the Coalition of Progressive Gambians, KMSN, Sane, and Lamin J. Dabo against the National Assembly and the Attorney General over provisions of the Commission of Inquiry Amendment Act 2023. The plaintiffs, in their application, asked the court to declare unconstitutional the provisions empowering the President to grant amnesty to persons barred from holding public office following the findings of a commission of inquiry, arguing that the National Assembly exceeded its constitutional powers. However, in its judgment today, the Supreme Court ruled that the challenged provisions are valid and upheld the amendment passed by the National Assembly. So, ñu fa na mu kuudol ci nga bi tamit benen kala ko code bi dañ dismiss waa léegi wax ma roy yaa nga la ma jaaxal xanaa tey nag ñu ne waaye waxi koot rek ay kaa rek la fi indi nag waaw tey nag ay kaa la fi andi tey dañ eew ak code yow tey ni ma sañsee nii def sama ñetti abdu tey moom ay affaire yu douce rek nga ma waroon a indi waaye tey yi may dégg nga may jox nii ay bombe atomique dama atomique bomb mayaat ma kaa boobu ok kii KMSN Sane ak Lamin J Dabo dañ yóbbu case to court waaye court dañ ko end up dismiss understand nga so luy affaire bi mooy suñ gars seen application bi dañ ask a court pour constitutional provisions empowering the president to grant amnesty to persons barred from upholding public offices understand nga so comme boo lifi ne fàttale ko after time yi Yaya Jammeh xam nga amoon nañ fi ay commission so dañu waxoon ne certain people ñu fa duñ mun a téye public office about 9 to 10 years ay yooyu noonu so waaye then gis nañ opposite moo happen those people are right now in suñ office yu mag yi ni ñu ngi téye public office yi understand so Sabally dañ baan kii moom moo di Sabally waaye bu mu demee NPP jël nañ ko understand so foofu noonu ñii seen naka tudda sa suma boppa bi Keks ak Lamin J Dabo so ñoom ñoo dem court with regards to this constitutional parce que ñu ne comme National Assembly dañ exceed seen power limits comme ñoom fu ñu war a em seen doole bi fu mu em romba neen foofu noonu exactly romba neen borderline bi te waruñoo romba borderline bi so loolu moo nekk case bii nii waaye court case bi dismiss nañ ko with luñ nekk di wax comme ñu ne however in its judgment today the Supreme Court ruled that the challenged provisions are valid and upheld the amendment passed by the National Assembly comme National Assembly ruñ rule foofu noonu c'est la good yes so foofu c'est la good bi de barki c'est la good de maami kay dag maa reewal non maami tubaab yëpp a ngay yëngal so amnesty bi mooy comme exemple comme case kii Momodou Sabally nii nga war a téye public office as investigation suñu wane inquiry bi luñ wane waaye léegi moom mu ngi nii léegi téye na ko léegi moo nekk comme in politics nga def yii nii then government mu ñëw mu far elephant ayo be tutuje so abe kele ko like you have a new fresh life you've not committed anything so which is undone waaye then court dismiss leen affaire boobu tamit so fii leen tollu wangum so I don't know whether they will give up on this case KMSN ak Lamin J Dabo whether dañoo give up on this case wala still dañoo burti def yeneen investigations pour ñu gën a mën a def court case bii nii so si mu ngi noonu Khady demal Khady
non affaire si daal buñ ci sori daal nañ dem waaye nag lu may wax mooy affaire si xam naa ne du fi yem su moo taxee dañ koy bàyyi ñu seet gaay fan la ñuy taxaw ak ñoom parce que problème bi yëpp is with regards to the amnesty that the president has sometimes president bi tamit nam moom tamit du yaa ngi wax ne National Assembly bi mi ngi cross amnesty bi ni comme in February ak last time yàggul ni comme président bi lu mu def comme ñu nekk ci prison ni dafa lifin comme dañ génnee ñeneen ñi ñu release leen dañ leen grant ñu bàyyi leen noonu am nga yëpp ci amnesty bi la bokk waaye comme in the case of yéen ñi ñoom saabali ay yooyu noonu it is undone so ñoom so lifin gis loo bu mu nekkoon UDP dañ ko ban waaye then since mu dem NPP rek ñu lift ban bi léegi what does that tell you loolu lan la woon am nga boobu jaarul ak yoon so fii nii comme luñ jógee wax rek am na lu ñuul ci biir soow bi so foog ñu génnee ko ñu génnee lu ñuul bi ci biir soow bi ñu def lu jaar ak yoon lu jaar ak constitution bi lu jaar ak suñu loi bi so ñii foofu leen nekk te man mii suma bopp maa ngi encourage gars buñ give up on this case yes justice must be served dégga Keks ak Lamin J Daba yes Lamin J Daba tamit di séntu waaye kooku Touré laa ko def léegi so anyway mu ngi noonu ba jàllal lii moom ok léegi ay ko xaaral ma dee bëgg a comment bu baax jàllal dama contrôle ci fan yi duma dee feebu comme lii lu ma mën a wax fii nii sa mooy kumba am de kumba ba am de yes moo nekk ci Gambia right dégg nga olof de ay waay maa ngi garaaw fiil ko non tay moom dama xam kam ko jël classes topic bi ñëw nag dama lay ñaan nan nooy ok boobu dina waaw bana next suñu fourth topic bi mooy United Democratic Party ak PPP den def endorsement alliance démba waa defanguñu signing bi exact signing bi rek a des contract bi yëpp draft nañ ko def nañ everything léegi signing bi moo des waa cérémonie bi incha allah next week gan def jox ñu specific bi waaye ñu ne next week nga gis seen other executive members from PPP ñu maabee ko ñu fekkee ko waaw it's all the same ñu maabee ko ñu fekkee ko don't treat me like as if dégguma olof whatever you do is right is right thank you very much so video tamit mu fa xaaral ma play foofu tuuti video ñu ñëwaat to create a coalition doesn't care about you, Gambia. Listen carefully. They care about themselves and they care about enhancing their own political careers. That's one. Two, again, I started by saying that I have my own personal reason why I joined UDP. 1981, my father went to prison. He went to prison for the coup d'etat that happened in Gambia with Kukoy Sambajang. Yasin Seka. When we didn't have a place to live, I have to talk about this. I have to give him his flowers. When we didn't have a place to live, when we were homeless, everybody turned their back against us. Lawyer Dabo stood with my mother. When Gambia said no, he put his career on the line. He gave us food to eat. He gave us a place to stay when we didn't have one. When I left at 8 years old, I didn't know who he was. Because 8 years to 50 years is a long time. And he doesn't like me talking about this. But I have a mother who is 84 years old today that reminds me that I am standing here because of him. When Gambia said no to me and my family, he said yes. He jeopardized his life, his career. My father was in prison for 11 years. He provided my grandmother Yanene a meal for 11 years until my father came back. If he can do that and want nothing back, what do you think he will do for you, Gambia? The leaders of the PPP, Minketa People's Progressive Party, Nene Yasin and Seku Sao. Saying kunun coming after the Demba Monicon endorsement alliance bi. So, affaire bi comme danaka legi ñom dañoo join UDP led
coalition waaye comme Nene Chey Yassin lu mu doon wax foofu noonu ak Seeku yëpp full vidéo bi mu fa boo demee si YouTube bi di ngeen ko gis viewers yi yëpp mun ngeen dem to our YouTube channel di ngeen fu gis foofu noonu full vidéo bi ak suñu Facebook TikTok léegi comme lu mu nekk di wax fii ni mooy time bi Yaya Jammeh dañ amoon fii nii coup d'état so moom papam mu ngi bokkoon si coup d'état boobu noonu so as it was time Jawara exactly ku koy samba Wow. ku koy samba that was not today 1981 la so ñu téye ko ñu tëj ko for 11 good years so at that time Nene Chey Yassin lu mu nekk di wax mu ngi woon 8 years moom mu ngi woon ay 8 years yooyu noonu te foofu noonu seen sole provider moo nekkoon seen papa yaayam housewife la woon so ba ñu téye papam kenn amut so comme daal dañ turn back against them even Gambia turn their back against them waaye yàlla def na ne Lawyer Darboe mu ñëw step for 11 good years moo nekkoon di provider gars lu tax mu wax lii nii mu ne moom sax dafa am selfish reason lu tax mu join United Democratic Party coalition UDP coalition led lu tax mu join foofu noonu comme dafa certain reasons then mu wax on personal reason tamit moo nekk story bii nii so it was very emotional foofu noonu moom join na ba aussi tamit join exactly te lu mu dee wax mooy even Lawyer Darboe du dee bëgg pour moom mu wax leen parce que gis na bu mu commencé di wax loolu Yaya Jammeh daf kii Lawyer Darboe dafa protestant waaye mu ne noo xaaral mu wax rek parce que daf ko war a wax understand nga te man mii suma bopp musuma xam loolu noonu understand nga keneen nag keneen xamul loolu nee na su ko waxutee ay no Lawyer Darboe moom kenn du ko wax understand nga so comme moom lu mu nekk di site foofu noonu mooy ku mun a def loolu noonu koo xam ne bokkut ak moom just comme but lu ma mun a wax we are all Gambians ko mun a defar ñoom loolu noonu for 11 good years te bëggul dara in return nit ñi war nañoo seet kooku noonu su toogee wala lan la war a def dëkk bi Gambia lan la war a def ba mu development la fi war a exactly so moom loolu la nekk di wax moo taxit that one also is part of the reason lu taxit ñoom ñu join UDP led coalition yeah so bu dee yéen tamit you have anything there you can add up balaa maa move non li ma siy wax man du bari mooy yàgg naa di dégg man xam nga ñu ne ma Lawyer Darboe man mosuma gis Lawyer Darboe physically nii non ok di nga ko gis li tax ma bëgg ko man kenn du xam kan laay sànnil si élection dama ko wax fii waaye am naa personnel ko muy bëgg mais li tax ma bëgg ko moom personnel bi dama yàgg di dégg ay rumeurs ñuy wax ne dafay yàgg di dimbali ay nit te du ko mës a wax maanaam ku mës a te mu ne dafa fightal papam court case waaw dala si sa jëlu lu ma yàgg déggal li kii wax nii dala si jëlu ko dégg naa ko si ay nit yoo xam ne ñuy dox nii si mbedd la yoo xam ne ñoom ñoo koy wax ne moom dafay dimbali nit te du ko wax te gis nga lii bu ko kii waxutoon moom du ko wax du ko mës a wax islam loolu la ñu jàngal wax dëgg yàlla nit ku baax a ngi nii man de looloo tax ma bëgg ko Zeynab am nga tuuti waaw tuuti rek man moom dëgg vidéo moo ko doon seetaan maa ngi feel emotional because of nu antine doon explain story bi ak ba aussi nu bu mu fa nekkee di jooy man after si maa ngi toog maa ngi feel emotional waaye xam nga nit soo goree rek nga baax lépp la lu nekk daf la dee fekka si àddina bi moo tey dañ dee wane ne baax rek a am solo kooka ba Ousseynou saj di def la nit yi lu nekk ba Ousseynou kon su toogee lan ngeen fa ne loolu la war a defara biir réewi Gambia te Zeynab dafa bari ñum dimbali kii dafa bari ñu dimbale lu laa nekk di wax ñii ñoo si feeñ rek de ñii ñoo si feeñ waaye am na ñu bëree bëri ñoo xamante ne dimbale na leen te musu koo wax moo tax ñu ne julit bu nekk da nga war a am baameli biir ndax ba Ousseynou ñu ngi koo jaajëfal di ko sat yéen a ko fi yàlla yaagal daal ñun loolu lañ am di koy ñaan président lay sànni waaye est-ce que du ma ko sànni ah déedéet man aaguma foofu de man de moom suma karta kenn xamul kan laa koy jox baax na we just congratulate UDP and PPP for guys and alliance bi comme after there was a survey comme nee na nu ko doon wax si speech am they will see it from the entire video survey wan na ne Gambian si coalition lañ bëgga te it is clear to most oppositions that if they do not come together it will be hard to win any election so léegi nii fu mu toll nii comme ñu congratulate gars tant que ñoom wax nañ ne gars ñu ngi si waxtaan seet naka la ñuy gën a boolu ñu leen di ñaanal ku nekk li nga intent rek mu succeed daal affaire si daal xumba na te dagan na opposition yi tamit xam nga NPP mi ngi diggante alliance ami di leen teg incumbent bi opposition yi tamit ñu ngi wan ne ñoom tamit ñu ngi ci
kon daal December 5 daal ñun ñu ngi fi ñun daal ñu ngi si sideline ba man nee naa leen man daal maa ngi si sideline ba ban di sideline? xool si fence ba noonu rek toog di xool waaw man toog daal dafa aju si fees bi di mënu maa xool dugg si biir gi Parantero. Parantero. palantiro abakata tol min velorim parantero ndol fe wala to Bahna, sai mbari ngol felentimba move on to lan final topic koto. bii de moom tane na ma Waaw. xaw ma bii ñëwaat na Ah, bi tamit. do ñëwaat daal Bi neew tamit maybe. te boobu nag So boo tamit press release la from suñu Ministry of Basic and Secondary Education ñoo def press release bii ni aram read ko boobu tamit ne press statement ban on all fundraising activities in public schools. The Ministry of Basic and Secondary Education hereby announced an immediate and complete ban on all fundraising activities in public basic and secondary schools across the Gambia. This directive is issued in strict alignment with the ministry's no levy policy, which guarantees free and equitable access to public education for all Gambian children. The policy underscores the government's commitment to ensuring that no learner or family is subjected to financial burdens in pursuit of education. Accordingly, all forms of fundraising that impose costs on students or their families are prohibited. This includes, but is not limited to, requests for a cash contributions from learners or parents, the sale of tickets for school events to students, any other fundraising solicitations conducted within or around school premises. All principals, head teachers, and school administrators are hereby instructed to cease organizing, hosting, or facilitating fundraising activities with immediate effect. Compliance with this directive is mandatory, and any violation will be treated as a serious breach of the ministry policy and will result in disciplinary sanction. The end. Adutale. adutale Okay. duutale Adutale. abe adutade adutale. alima koy Adutale. alima ko Sa- ende xam nga léegi li ñuy def su yàggee déedéet foogaloo dañoo jël suñu doom yi génne leen Comme right now time bi mu ñoo coow. I think lii dañ ko isiwaat ñu gën a mun ci wax. ñu cee waxtaan Inshallah, yeah. spécial plateau Exactly parce que it is very important. ñu jara yaatal te need na a special platform. waaye right now dama analyse rek yow ak analyse luñ bane ay graduation ceremonies yooyu noonu yëpp dinañ ko need na spécial toog ñu waxtaan si loolu noonu waaw waaye comme que time bi right now mu ngi ñëw coow foog naa ñu bàyyee ko nii rek xaaral ma dugal ko suma pocket bi incha allah suñu ñëwaatee dinañ waxtaan si lii in depth waaw so mbaɗi juɓirlalu kuwol felenting natana bandula to 550 ka fale dorong ala barka bake watu wotal banduma kom follow ne fo all our social media platform to so on sala dum fana mbar fara encourage la dorom pour ala nanan dorom so jande mbita rek nga falentele ro hira touré mande moti eco tv international mori nin kala karata Mobile karala yeto. man kara mori Thank ren you. nin Yo jiita tamit. namin te ni ma dina ba Mbaɗi ba jele, ba kana ba ñoo won. farale ye nge kon fa bula e closing ke mbokki seetankati lii la leen amaloon Eco TV International People's Choice man la waateen xarit seen soppe Zeyna fii si Eco TV International People's Choice nee naa leen Eco TV lépp lu am te mi ngi xew biir Gambia rek fii ngeen koy amee te bu leen fàtte pour toppañu si suñu plateforme mooy YouTube Facebook ak TikTok jërë ngeen jëf thank you Elima ñu kontaan lool di wax ne bu baaxee ñun la bu bonee ñun li ñu bëgg rek mooy mu baax ngeen bëgg topp leen ñu te woote si numéro yi ngeen di gis noonu si screen bi ndax yéen a tax ñu defal leen fa numéro yi ngeen ñëw ànd ak ñun dooleel ñu si programme bi nga xam ne mooy Eco Show di am every Monday ak Friday nga xam ne day daw si TikTok Facebook and YouTube kon mbokk yi xanaa dañ leen jox dig daje ba kañ monde inshallah waaw su ko defee kon mu ngi noonu roxy waaye kadi delloo naa la kàddu gi thank you kadi fana comme yaa fa ñaamen doron nu ko ilimande we kontaan bokk ak yéen plateau waaye nag jox leen dig dage be monde inshallah thank you xëdi all right bye bye